parce que musique benn côté rek la mais moom waxuma non seulement musicien mais artiste la artiste nag du nekk musicien rek da ngay nekk musicien ci instrument ci woy nekk tamit artiste ci doxalin ak jikko dafa nekk nit ki nga xam ne rassembleur la woon amul benn musicien wala artiste fii ci Sénégal bi nga xam ne nekkoo jàmm ak Thione Seck loolu nag ñun ñi nga xam ne ñun artiste lañ ay musicien lañu nekkoon ak moom ba nekk ak moom ba tey jii sax ñi ngi nekk ak moom am na ñun li nga xam ne dafa diis lu jóge ci ñun daanaka bu fekkente dañu ne nitu lëmb la nit ko taxaw dina nañ ñaari tànke ak benn ci loxo yi da ca des bareetul waaye ñun dinañu góorgóorlu incha allah jàppale ko parce que li mu bàyyi fii muy jikko dinañ ko sàmm di ko dawal ba nga xam ne adduna bi yëpp dinañ ko xam naa ne xam nañ ko waaye ñu ngi sant yàlla bi nga xam ne yàlla dogal kenn mënu ci def dara incha allah bu neexee yàlla nañ koy ñaanal rek te dem na moom yaram wee fi dem waaye xel meeg jëmb jeeg lépp mi ngi ci ñun ñii parce que suñu xel boo taxee Thione ngay gis boo defee dara Thione nga ciy gis booy wax dara Thione nga ciy gis. ñu ngi leen sant. mun ka gaa faate ñun ñoo nekk Baobab defe naa en 74 on nous appelait les Benjamins du Baobab donc moi c'était mon ami c'était mon frère on se partageait tout morceau boobu ñu naan sëy si la ma ciy woy man te sëy mooy fétiche morceau fétiche bu Thione Seck Thione ba ñuy ànd boobu ay xale lañ Thione ba ñuy ànd boobu amuñu dara ñu nekk ci orchestre Baobab nekk ak suñu mag ñi di ànd ak ñoom di ànd ak ñoom ba yegg si ci benn année boo nga xam ne moom il devait former son Ramdan ni yoon la téye sama loxo ne ma nañu dem ñu bokk Ramdan man mii bokk naa Ramdan ci premier élément wu orchestre Ramdan ci laa bokk ñun ñoo jëkk a tëgg ay balagoog ay tous ces morceaux là ñun ñoo ko jëkk joué bi ñu demee ba ci biir nag il fallait qu'il prenne son chemin parce que ñun dañu waroon dem en France bi ñu demee moom il fallait qu'il reste si la ñu demee moom mu ñëw nag mais Thione jàmbaar la il s'est frayé son propre chemin fii la commencé ci dara dem ba gis le bout du tunnel man wóor na ma il a fait chanter presque tous les musiciens du Sénégal cette icône la kii bind na livre ci moom ñu naan ko Manu Diop waaw Thierno Kouaté mu ngi noonu nii à côté xaw ma ci mën je crois que Thierno war na mën a ci am waxtaan parce que ñoom ñoo nekkoon number waaw Star Band boobu ñëwagul sax booba voilà ma bàyyi la nag Thierno yi passé rek dafa naroon ñëw daf ñu waroon rejoindre ci orchestre Baobab dafa ñu waroon rejoindre si am nañ ba toog ak moom maanaam Moutaga comme ñu waxtaan ak moom ci loolu ba mu ne ma dafay amoon na envie pour ñu fekk suñu waat mu fàttali ko dem c'est une lourde perte franchement pour ma ñëw Thione moom ma jël si donc c'est une très longue histoire yàgg na dañ daan nekk yàgg na trop boobu ñuy gën a nekk xale donc lii tey dañuy ñaanal ko yàlla mu xare ko àjjana Seydina Mohamed parce que métti na trop mais mënuñu ci dara volonté suñu borom la ñu koy nangu rek yal na ko yàlla xare àjjana macha allah jërëjëf ci bés bi nga xamante ni moom la génn àdduna kooku di Thione Seck donc nag loolu nekk na li nga xamante ni lu métti la ñoo ngi gis nag ki nga xamante ni moo di doomam bu góor googu di Wally Seck ñu gis ko nag nii mu ñëw daal di naan dal leen métti na waaye itam moom itam nee na dal leen donc nag loolu nekk na lu métti mu nekk nag ki nga xamante ni mooy tànku baayam tey bu ñu xoolee nag moom moo jël relève bi fii ci li nga xamante ni moo nekk musique sénégalaise donc nag loolu dinañ ne sax Thione Seck xëy na jëmm bee nekkatul fii waaye ki nga xamante ni moo nekk doomam bu góor googu di Wally Seck moom dinañ ne moo ngi fii ba tey ndaxte yàlla dogal na ni kooku dina daal di jël ndonu ci baayam donc nag Wally Seck nekk na ki nga xamante ni tey mun nañ ne moom mooy nekk ndonu baayam donc nag tiis la ak naqar ci sénégalais bu ne ndaxte ki nga xamante ni moo nekk Thione Seck liggéey na musique sénégalaise liggéey na liggéey bi nga xamante ni c'est remarquable partout dans le monde ndaxte woyam ñëpp xam nañ ne woyam yamul ci woy kese waaye
dafa daal di rax li nga xamante ni moo nekk jàngale bu bëree bëri ci ñi nga xamante ni ñoo nekk fii ci àdduna waaye itam rawatina fii ci Sénégal donc xam naa dañuy bàyyi ba ci kanam tuuti xool naka la mbir yi di daal di tëree ndaxte xam naa ni nit ñaa ngi ci biir ndax Wally dugg na ci biir mu am nag ñi nga xamante ni ñoo nekk foofu ci biir ñuy jooy yu métti ñu ngi dëgg yuuxu yi macha allah ay jigéen yu yuuxu métti na vraiment nekk na li nga xamante ni tiis la ak nakar ci ñun sénégalais yi vraiment ñoo ngi gis nga ay góor di jooy xamal ni góor daal bu jooyee xamal ni daal macha allah yam na fu mu war a métti na daal en fait donc ñoo ngi gis nag image yi yéen a ngi gis ci image yi ay kilifa di jooy macha allah métti na daal métti na vraiment métti na. xam ne nii kenn du moom nijaay la si Papa Thione te ñu bëri xamuñu loolu mooy Ibou Ndiaye ñoo ko bàyyi mooy magu Moussa Ndiaye bon famille bi nag am na lu fi Thione doonoon li ma lay wax balaa nga koo xam yàlla nañu yàlla may wér ba tabaski bii di ñëw famille bi ñu bëri dinañ ko yëg ndax xar yi fii lañ ko daan rangale gaa ñi dañuy ñëw par benn li ma lay wax nii nag du lu ma dégg sama kanam la ndax tabaski bii paase rek jarul ñuy wax tur am na ñu si bëri biñ ñëwee dégg-dégg moo leen fi indi foogoon nañ ne buñ ñëwee loolu ñuy wax du am biñ yegsee Habib gardien bi toogoon si buntu bi moo yéeg ci kaw ne ko Papa Thione am na ñu nekk fii ne nañ yow lañ soxla xaru tabaski lan soxla fekk maa ngi ànd ak Paate mu yeb ma si scooter am fii la gaare scooter bi ma taxaw nii di jàng action Papa Thione wàcc ne leen xar yi de sama mbokku géwél yi dafa am ñu ma ko fi dencaloon mais comme que yéen amoo leen xar te yaakaar moo leen fi indi xar yaa ngi nii ku ne na tànn jël benn keroog bi may génn bi ma ñëwee ba ci buntu bi fii si laa ne Ibou Sané ménagère am su ma déggee dina xam li may wax si laa ne ko Papa Thione dina lakk ñu bëri ma ne ko Ibou Sané mu ne ma ne ko man de maa ngi ci musique waaye siiw ndekete siiw lu garaaw la mu ne ma lu tax ma ne ko xoola Papa Thione li mu def tey am na ñu bëri boo leen ko waxoon dañ naan loolu amul mais lii man maa ko fekkee kii de mu ne ma ne ko bokkuma ak moom deret waaye kenn du wax ci moom loo xam ne xaw ma ko ci moom sama kanam bu yeboo ñu rey ma mais man li ma gis si moom xam ko ci moom képp kuy wax sama kanam si Papa Thione na nga wax loo xam waa di ba jéggaluwaat ci kàddu yi ndax famille bi am na ñu war a wax ñu bëri tey dëj bi moo tax amuñu jot sax pour ñëw ñenn ñi ñu ngi si kaw toog di leen wax ne leen Sénégal ñoo ñàkk ñun artistes yi ñoo ñàkk waaye rawatina Ouest Foire ndax am na ñu fi nekk ñoo xam ne nii chaque tabaski dañ daan ñëw jël si seen bool ma tooñ leen muy suñu mbokk chrétien yi leen wax nag nañ ko ñaanal fii ku ne dem na nañ ko ñaanal yàlla yërëm ko oyofal suuf si koom yàlla bu ko cat jiitu ci bàmmeelam Wally Seck mi nga xam ne nag mooy taawu famille bi moom laay waxal Wally man yow laay waxal def sama dernier mot léegi fi ngay teg sa tànk dee ko xool da nga xam ne yaa ngi Sénégal li tax ma wax la loolu nag Aliou Ngouté mii sama baay chaque at li may wax du ay kacaw chaque at 1 milliard la daan def fii ci Sénégal di ko dimbale jaam ñi tey kenn xamuma Sénégal kenn xamuma parce que man comme li may wax rek utuma tur man li ma war mooy ma jaamu yàlla góorgóorlu sama liggéey fexee jëm ca kanam Wally nag dernier mot bi ma lay dénkaat fooy teg sa tànk dee ko xool sinon Sénégal fii sa papa li mu fi nekkoon moo tax say mbir di continuer gars yi munuñ ci yow dara ndax am na yoo xam ne day ñëw mag nekk fa mu nekk di ko gis ñëw woola ne la Wally defal nii loolu nag comme amatoo ko na nga xool bu baax fi ngay teg sa tànk sinon dinañ la suruxal te bàyyi nekkatu fi wasalaam di gërëm ñëpp nag. ala sama papa la Thione Seck sama papa la sama xarit la jumaa ji ma yor Ouest Foire fii bu mu sànni julli si jumaa ji bu gaaree otoom danaan ma bàyyi faal man quoi mun ma ibil oto bi jël sijaada bi lalal ma ko ma jël sijaada bi lal ko mu doonoon paa boo xam ni dafa fonk lu muy def bëgg doomu aadama yëpp yéen a leen jàmm jumaa ji musu ko rate bu mu sànni gaaree otoom man lay woo maa yor jumaa Ouest Foire bi bàyyi faal ibil ma maal bi ma génn sijaada bi lalal ko mu julli ba pare ni ma bàyyi faal man quoi mun ma balaa ngay wàcc jaar ak kër ga barki Alaaji Fàllu Mbàkke doon paa boo xam ni ñëpp la yéene jàmm ak salaam ba ci doomam Wally Seck Mouhamed Seck jumaa ji ñun ñoo ko bokk
musul tardé jumaa ji waxtu julli musu koo tardé Wally Seck doon koo xam ne moom it danoo ànd mu dugal mu otoom yóbbu mu ba këram barki Alaaji Fallu Mbàkke mu tomb ak weeru koor si jumaa ji jox ñu meew suukar jox ñu gaz bu mag jox ñu alim gaz lépp ni dee leen ko tàngalee fii si jumaa ji ndogu da doon jot mun ma Baay Faal bu heure bi jotee ñëwal ba kër ga nga jël si ndogu bi yóbbu ko jumaa ja saa yi ma xëyee barki Alaaji Fallu Mbàkke su ma yegsee ñun ma jëlal bagage yi nga yóbbu kër Wally bu waxtu bi jotee mu gaari otoom ni ma Baay Faal mun ko wax mun ma wàccal ndogu bi dugal ci biir jumaa ji kon nag Papa Thione ñun dañ koy ñaanal sunu borom xare ko àjjana fu mu jëm yàlla na ko gënal fii mu newoon ndax boo xoolee ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam gën ci mbindeef gën a foor ñëpp barki Alaaji Fallu Mbàkke ba ko sunu borom soxlaa da koo jël yóbbu Sëriñ Tuubaa maam Cheikh Fall Alaaji Fallu maam ni Maamu Laay Alaaji Maalik kenn desu fii kon fii ku fi baax rek ku ne sunu borom laa gën a soxla lu nit soxla doomu aadama yàllaa la gën a soxla doomu aadama moom munu bind wàcc ñi fii kon di ko ñaanal fee mu jëm yàlla na ko gënal fii mu newoon may ñaanal nag di jox xel Wally Seck mu gën a góorgóorlu bu baax mu gën a góorgóorlu moom ñëpp xam nañ ko ba ci mag yi koo wax sax da koy ñaanal danaan gone googu amul fenn ndax yërëm na mag yërëm na ay mag yërëm na ay ndaw di dimbali ñëpp waa bërki démb laa doon dégg ku feebar mu taxawu la bu ko neexoon loolu yëpp di ko ci fekk di ñaanal Mouhamed Seck ñoom mu Wally Seck ñëpp sunu borom taxawu leen taxawu waa kër gi njaboot gi yëpp yàlla sàmm leen sàmm waa Ouest Foire bi yëpp may leen jàmm ak salaam ak wér gi yaram man loolu lay wax man Baye Fall Juma Ouest Foire bi taalibe sëñ Fallou Mbacké boole naa ko sëñ Fallou Mbacké sama yaakaar àddina fu mu tëdd yàlla na ko gënal fii mu jëm barki Alaaji Fallu Mbàkke yàlla na ko yàlla sunu borom xare àjjanay firdawsiru jamaatu Muhammadu jamaatu alamina jamaatul Mawlana ci doroji Cheikhul Khadim maa ngi leen di ñaanal yéen ñëpp barki Sëñ Fallu ma jël xar mi jox ko sama yaay kon donc ñun amuñu xel ñaar ci moom ndax li warloo woon ci diggante mag waajuram bu góor muy Alaaji Seck def na ko li war la woon ak waajuram wu jigéen muy Ajaratu Nagoy Ngom def na ko kon wàccoo naa famille bi wàccoo naa famille bi foofu laa mën a yem ndax koro bi Seck dëddoo ñuy miraas dafa jël kër ga ca Pikine ku ci nekk mu teggi la ba pare jël ay frère am ak sœuram bàyyi leen ci biir kër ga Mariasine man du ma ko jooy dama koy ñaanal yàlla na daje Serigne Touba ci barke Ahmadou Khadim barke ma xam ne ñàkk nañu papa ndeysaan jërëjëf moo gën ci ñun taxawuñu yiir ñu bëgg ñu tey du bés wax sax yàlla na ko yàlla teeru ci àjjana yi gën a kawe ñun ñoo ñàkk tey ñu ngi soog a xam ne tey sunu papa dem na ay waay papa yàlla na ko maa ngi 27 xam naa la dara wallaay jërëjëf yaay booy massa ay bàjjenu Njaay waaw jërëjëf massa perte naa sama mag xam nga donc damay dëgër mais bi ma gisee Wally daanu laa mën a tuddee sama bopp papaam ak man ni ma mel sama papa yàlla na fi yàgg lool ci wér donc métti na ça fait mal mais yàlla moo ñu moom ci moom la ñuy dellu gëm naa ni Wally symbole bi papaam yoroon dina ko jël yàlla na Sénégal yëpp am jàmm ci barke Seydina Mouhamed ñi gaañu ci problème yi fi amoon bi passé yàlla na leen suñu borom yërëm te xaale leen àjjana Sénégal jàmm ci la lépp xaj barke Sëñ Fall ñun xajuñu ci benn problème yi dal suñu kaw nii ci weer bi yàlla na fi géej ci barke Seydina Mouhamed yàlla na fi géej sëñ Mountakha yàlla na fi yàgg lool ci jërëjëf sëriñ yëg naa loo xam ne yëg naa ko yëg ndax ñaari naqar laa boole tey naqar ma bokk àdduna bépp bokkuma Sénégal rek parce que Thione du Thione Sénégal rek Thione àdduna bépp la parce que à travers le monde bari na ci réew yu mu wàcc yëngal réew mi beneen bi ci topp mooy bokk gi ma bokk ak moom du bokk askan rek de du géwél rek de may géwél de déedéet Nagoy Ngom yaayam di jur Thione Ruba Joom a ko jur Ruba Joom Mamadou Joom a ko jur Mamadou Joom ak Assi Joom mi jur Serigne Ndiaye ñoo ko bàyyi sama papa ñoo bokk benn bàyyi Thione man rek la amoon ci liggéey nekkoon doomu aadama boo xam ne nag boo dundee juróom-ñaar fukki at wala lu ko ëpp
loo waxati te yàlla taxul xoolaatal sa bopp te Thione est un homme véridique képp ku bañ a dégg dëgg bul déglu Thione bu toogee ak yow it dëgg lay wax ak yow kon ku mel noonu ñun buñ ko ñàkkee métit lay doon ci ñun waaye wax rek ne man ndaw yi laay jàjjiwaat ndax dafa am benn proverbe bu wax ne quand je vois un enfant jouer je sentis deux sortes de sentiments le sentiment de pitié de ce qu'il fait et le sentiment de respect de ce qu'il serait. Thione kii ma toog kii toog sama wet moo ko Thione bokk benn papa bu leen jur Cheikh Seck leen jur kii tàggoowuñu ci ndaw ba ci mag waaye dafa am loo xam ne bu fekkee ne doomu aadama dund na ko fa mu jóge ak fa mu jëm la doomu aadama du romb taaxum kaw ne kii dinaa dund ba dee duma ko am danaan lii daal waruma koo ñàkk maa ngi koy ñafe ji loolu la Thione doxal na Thione papaam ay fasu course la yoroon papaam policier la woon papaam moo daan toog ci buntu bureau Kéba Mbaye le premier président de la Cour suprême moom la tuddee Kéba mii di woy Kéba Mbaye lañ ko tuddee le premier président de la Cour suprême kon yaakaar naa ne kooku am na lu mu yoroon ak njabootam waaye doomu aadama day rëy bët mooy lii sama baay am dinaa am lu ko ëpp comment da nga koy wute honnêtement te Thione wute na li mu am honnêtement yar ak njabootam kon ñu ngi koy jàll Sénégal gépp di ko jàll le président de la République di ko jàll bokkam yii di ko jàll sama bopp waaye di ko jàll Wally Seck parce que dama wax ne kenn ku nekk ci ñun bëggoon ngaa am doom ju mel ni Wally du joxe bi rek de déedéet dafa am lu jiitu ci doomu aadama muy yar doomu aadama dinañ ko booleeg alalam toroxal doomu aadama dinañ ko booleeg dooleem toroxal mais doomu aadama kenn du ko booleeg yaram toroxal Wally xale bu yaru la xale bu am li xam lu ko war la te it xale buy dund social la te bu fekkee ne da ngay dund yërmande rek yàlla mën na laa dimbali. Voilà donc ça c'était Thione Seck. Hein? Quel entretien tenez-vous entre Thione Seck je dis c'est des relations d'écriture, tout simplement. Bon, il m'arrivait d'aller c'est ça, dans sa boîte de nuit, mais très rarement. Bon, mais c'est quelqu'un de bien. Franchement, on s'appelait au téléphone, mais vous savez, avec le Covid, on a beaucoup évité les contacts physiques, voilà. Mais c'est quelqu'un de bien. On se parle, on s'appelle. Moi, j'ai plusieurs fois animé ces soirées de gala. Hein. Foseka, par exemple, j'ai plus d'une fois animé, présenté les soirées Foseka avec Thione Ballago Seck. Donc, c'est une relation particulière. Véritablement, un homme bien. Ouais. Voilà. Ci wolof ci wolof mooy que Thione Seck dafa nekk koo xamante ni kii yàlla daf ko baaxe woon baaxe ko ci mën liggéeyam yàlla dogaloon nag bi nga xamante ni taxawal na benn projet bu ñuy wax CEDEAO en cœur mooy maanaam kullu nit ku ñuul nekk ci sowu jant Afrique ah nga bokk ci moom jël na fa ay artistes yoo xamante ni ñu ràññee la ay mag comme ay ndaw pour ñu teg seen voix seen kaddu ci projet boobule nga xamante ni dañ ciy woy mbëggeel dañ ciy woy mbëggeel dañ ci itam ŋàññi ñi nga xamante dañuy war di yàq ne leen nag da ngeen yem seen place toog parce que jàmm lañ bëgg donc ñu bëri dugg ci am na mauritanien guinéen malien ivoirien sénégalais gambien réew yëpp ngi ci biir donc loolu dafa nekkoon lu am solo man mu defoon nag man mu ne ma yow bëgg naa nga dugg ci biir ci loolu teg sa voix ma teg sama voix bi ñu teg si bi jox ko mu ne baax nañu enregistré ci kaw studio fii ci kër ma fii beneen bi mu ne ma am na lu muy liggéey itam jëme ko ci kilifa diine yi
parce que kilifa diine yi dañ leen war a ormal dañ war a topp seen i tegtal seen i li ñuy digal doomu aadama yi ngir soppi jikko yi rafet mu way ci nag kilifa diine yu mel ni ki Maam El Hadji Malick Sy way ci ki nga xam ne ki mooy Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul wax ci Cheikh al Islam Ibrahima Niass Khadria la famille Khadria way ci Limamou Laye bi nekk fii Yoff way ci ñëpp daal ba Seydina Mouhamed sallallahu alayhi wa sallam way na ci ñooñu ñëpp mu ne ma nag way naa ci waaye dafa am lu des ma ne ko lu des mu ne ma li des mooy dama bëgg yow nga jël sa voix nga teg ci kenn ko ci ñoom nga am lu bind ci ñoom nga wax ko ci nasaraan la mu wax nga ñu posé ko ci musique bi ci mélodie bi ma ne ko nag loolu amul problème danaa sawar puisque man loolu dama ci kontaan après ñu def ko fii ci studio bi def ay jour waaw liggéey ko ba mu rafet macha allah ba mu ne ma lii ku ko dégg ni Sénégal dana kontaan su ko defee dañuy bàyyi ba jëmmi jamono xëy na mois de juillet wala après koor gi on verra bien ñu génn ko nag mais déjà yeneen titres yi nga xam ne mooy Rapace ak Tu seras yooyu moom déjà génn na mu ngi circulé yàgg na mais yii nga xam ne moom la jagleel ñi nga xam ne mooy kilifa diine yi si li ñu am ci ay tarix ak yooyu yëpp dégg nga ma loolu am na yaakaar ne comme amoon na volonté génn ko ci mois de juillet bi laa yaakaar waaw dañuy topp loolu rek dégg nga ma daal di ko defal di ñaan nag ki nga xam ne ki mooy doom ji mooy Wally Ballago te xam ne def na fi loo xamante ni wax dëgg yàlla wa rafet la fii baay bi jaaroon di jaar bu rafet teg fa tànkam ñu bëgg na moom mu teg fa tànkam nag sut baay bi nag parce que ku nekk nag loolu nga bëgg ku nekk bëgg nga sa doom su juddoo màgg da nga ma ëppale dayo parce que loolu ñu séntu ci ko nekk voilà kooku itam bu dee ba nekk mag doom bu ñëwee ëpp ko dayo Sénégal jëm kanam donc incha allahu rabbi loolu lu ñuy séntu la ci Wally Ballago te incha allahu rabbi yàlla dana ko defal parce que li mu jigéey ci réew mi xool bu rafet bi mu am dana tax loolu mu am ko incha allahu rabbi waaw loolu la amoon ci tënk rek ci wolof. merci ok voilà. Je voudrais, mesdames et messieurs, présenter nos condoléances à la famille de Thione Ballago Seck qui vient d'être rappelé à Dieu, et je le fais au nom de l'ensemble de la communauté théâtrale du Sénégal et au nom de l'ensemble également de tous les acteurs qui sont dans les séries cinématographiques ou télévisuelles. Voilà, Thione Seck, c'est quelqu'un qui mérite plus qu'un hommage. Nous avions des relations tout à fait particulières, puisque Thione m'avait confié justement quelques missions, c'est-à-dire de participer dans son projet intitulé CEDEAO en cœur. Ce projet consistait en quoi? C'est justement de rassembler tous les artistes au niveau de la sous-région et d'unir leur voix, d'en faire une seule, justement autour de projets impactants. Il y a Tu seras, voilà, il y a aussi les Rapaces. Moi, j'ai participé à ces deux projets-là en écrivant un texte, et celui qui m'avait demandé de faire ce texte-là dans ce sens-là, et je l'ai fait. D'ailleurs, si vous voyez, si vous allez dans YouTube, vous mettez Pape Faye Thione Seck, vous allez voir, justement, vous allez écouter ce que j'ai fait. Et ça, c'était un projet immense qui a réuni plus de 300 voix, voilà, de tous les pays de la sous-région et ailleurs. Alors, l'autre projet consistait justement à rendre un hommage fabuleux aux chefs religieux qui sont ici au Sénégal et dans la sous-région. Il s'agit de Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul, qu'il a d'ailleurs chanté depuis Belle Lurette, Thione Seck. Mais il a repris, il a réchauffé justement ce texte-là, et il m'a demandé justement comment moi est-ce que je pouvais intervenir dedans en tant que poète, en tant qu'artiste, et je l'ai fait. J'ai fait même chose pour le texte, le chant qu'il a créé pour rendre hommage à Cheikh El Hadji Malick Sy de Tivaouane, et m'a demandé de faire la même chose. J'ai écrit un texte là-dessus, de même que j'ai écrit un texte qu'il a demandé que je fasse sur le mardi, Seydina Limamou Laye, et la famille Niassène, la famille également, comment dirais-je, Cheikh Ibrahima Niass, Cheikh al-Islam, voilà, et également sur la famille la Khadria. Voilà, j'ai fait tout ça avec Thione Seck
dans ces studios qui sont en haut. Nous y avons passé des jours et des jours, des nuits, justement, pour y travailler. Alors, il avait souhaité justement que ce projet-là puisse être, soit mis à l'attention du public, voilà, à partir du mois de juillet, si mes souvenirs sont exacts. Et comme il a souhaité, je pense que l'équipe qui est là aujourd'hui présente et son fils Balago, Ali Balago, je pense qu'ils vont mettre cela, ils vont mettre ça à disposition du public. Parce que c'est des textes extrêmement forts, c'est une très belle chanson, une mélodie sacrée extrêmement rare. Donc pour vous dire que Thione Seck également était également dans la musique sacrée. Et quand on est dans la musique sacrée, ma foi, cela veut dire qu'on a un cœur qui est proche de Dieu. Wow. C'est tout simplement ce que je voulais dire, en demandant à ce que tout le peuple sénégalais, les artistes en particulier et les chefs religieux puissent prier pour lui, afin que Dieu l'accepte dans son paradis. Quel est l'appel que vous lancez à l'endroit des autorités pour la concrétisation de ce projet? Moi, je pense que Thione Seck lui-même a tout fait. Thione Seck a tout fait. Bon, maintenant, il faudrait que, c'est vrai, que nos gouvernants sachent que c'est un patrimoine qu'il a laissé, c'est un bijou. Or, un bijou en patrimoine, il doit intégrer notre cerveau national. Il faudrait donc que les autorités sachent que voilà quelque chose qui est fait pour rendre hommage à nos chefs religieux, à nos différentes tarikhas. Voilà, il faudrait, ma foi, qu'on mette les bouchées doubles pour qu'en fait ça puisse circuler non seulement au niveau local, mais au niveau international aussi. génn àdduna Thione Seck ma ànd ci ak sama natango Sarata Aydara ak Mbaye donc yéen a ngi ñu suivre ba léegi sur la TMS TV nag gis ngeen fi nag mbooloo mu takku ñoo fi nekk. waaye nag suñu papa ji ñu ngi koy ñaanal yàlla na ko yàlla xaare àjjana yàlla na ko yàlla teg ci loxoy Xaadim Rasul yàlla yërëm ko te yàlla na xippee àjjana daal man mënumaa wax parce que affaire bi moom daf ma bett wax dëgg yàlla bett na ma jëlee na ma kaw maa ngi koy jaale Sénégalais yëpp di ko jaale njabootam di ko jaale askanam bi di ko jaale képp kuy soppam rek man Sidy Diop maa ngi la koy jaale. tey nag foog naa ni Sénégal lii rek leçon la waat encore une fois ndax benn bopp la kenn mënu ko xar ñaari ki nga xam mooy Papa Thione Ballago Seck dëddu àdduna ku ne gis na ni suuf bi di doxee waaye Sidy Diop bokkul ci artiste yi jiitu su ñëw toog si foog naa ne kenn ku ci nekk bis bii tey bu la yeewul dara dootu la yee bis bii tey bu la yeewul dara dootu la yee ci àdduna ndax ñun ñëpp benn lañ dañooy xàccandoo di dóorandoo képp ku gañe ku nekk rek Sénégal nga koy delloo si waaye lu waay am tamit Sénégal nga koy indiwaat mu ñëw di jaar si ki nga xam ne rek mooy frère am Wally Ballago Seck Sidy jaar la sa papa encore une fois. merci beaucoup merci beaucoup. ñëpp ñoo bokk ndey ak baay nan gën a yii yëpp nan gën a boole xol yi rek ah ñu gën a boole xol yi ah te nu bañ a jàppante dara nan nan bañ a jàppante dara. nga xam ne dëgg rek moom. waaw nan bañ a jàppante dara ñun suñu biir nan ko gën a rafetal rek waaw affaire bi loolu la daal ah. waaw metti na nag quoi ndax ki dem nag monument moo dem ñu ngi koy ñaanal àjjana fi daw si barke Seydina Muhammad ak ni mu bëggoon njabootam. est-ce que yow ak moom amoon ngeen ay relation yu proche. ak Thione. waaw si bu baax man bu ma mësaan a yéeg ci kaw seenam ba tëgg xol bi daram sedd bu mësaan a yéeg ci kaw seenam bay tëgg xol bi daram sedd bu tourné ba gis ma rek xol bi day sedd ndax li mu ko doon jox la billaahi waaw ku baax daal ku baax dem na jërëjëf yow may laaj waaw mais moom laa lay wax ni xam nga yow may laaj xam nga ni mooy téere la mais li mu sukk mooy ñuy dellu démb di dégluwaat ay wayam ndax tey musique bi toll na foo xam ni gars yi waxatuñ fi lu am sens noonu daal mais dañuy déglu ay Papa Thione mag ñu njëkk nañ déglu di déglu seen ay way am na solo lool ah mais vraiment kontaan ci yéen ñi fi teew parce que Sénégal lii la xam Sénégal jàmm la xam naxar ak bànneex ñoo fi nekk kon nañ koy ñaanal yàlla ko yàlla xara àjjana di jaale waale bu baax ak ay sëram ay frère am di leen wax ni daal yàlla na fi gëj leen wax nañ muñ nag ndax lii yëpp ñun dëkkuñu fi du jaas ñëppay dem. naka ok présenté wul. Père ça va.
man maay père Idrissa Diop waaw. nekk lan. participation. ñun xam nañ la. waaw mais non père Idrissa Diop waaw jaajëf waay. waaw léegi ñu leen di gërëm di leen sant waa Sénégal yëpp gis nañu teewaay bi rafet na mais ki fi jógee moo tax ñun ñëpp wax dëgg yàlla ñu am métti tey am vraiment fu mu ñu parce que Thione Seck li ma gën a fàttaliku ci moom mooy bi mu amee 14 ans nekk à la Gueule Tapée te boo waxee mu leen Idrissa Diop moo ma yar loolu dafa significatif pour man nit koo xam la dafa exemplaire ba pare dafa dëggu durant toute sa vie il a été vrai dëgg rek moo mës a habité Thione xam nga donc tey bu fi jógee ñu koy sant yàlla nag suñu borom di gërëm yàlla bu wóor te wér parce que semaine dernière rek man ak Ablaye Guissé mii ñu ngi fi woon fii di def émission bu mag à Balago TV ak moom donc Thione daal li ñuy wax ci moom tey mooy Sénégal rek ñàkkul adduna bi yëpp parce que ñu ngi ñuy woo un peu partout des États-Unis Europe di mettit lu wax dëgg yàlla li nga xam ne moo am mais nag yàlla li ñu koy waxee moo jël rek li mu moom ñu koy sant yàlla nag di ko gërëme yàlla bu wóor mais di wax ngeen ñaanal ko waa di jaale waa Sénégal yëpp di jaale doom jooju ñuy wax Wally Seck di jaale Diaga di jaale adduna bi yëpp di jaale Sénégal yëpp wax dëgg yàlla tey artistes acteurs culturels yëpp aussi leen jaale di jaale président Macky Sall di jaale opposition bi di jaale ñëpp Sénégal yëpp di leen wax nag tey seen doom ngeen ñàkk ñaanal leen ko parce que Thione wóor na ma man Idrissa Diop ne Thione ku baax la woon ku amoon yitte ku amoon solo bind na lu ne ci wàllu musique te li mu ko daan waxee semaine dernière rek daf ñu ko wax bu doon immeuble boo xam ne am na brique yu bari moom brigam dana bari lool parce que lu ne bind na ko lu ne way na ko donc ñu koy massawu di ko wax rek yàlla na ko yàlla xare àjjana ci àjjana yi firdawsi yi gën a kawe na waaw foofu moom dafa toog. mais aussi Père yow ku ne xam na ne grand nom de la musique sénégalaise nga ku ne xam na ne itam Papa Thione ne def na ko ci la musique sénégalaise bi bari na loo xam ne muy bokkoon ci mbëbëtam mooy que ne wax ne le mbalax est exportable moom mu gëm loolu moo tax mu taxawal projet bi nga xam ne mooy CEDEAO en cœur mu gëm ne parce que nigériens yi mënuñu ñi nga xam ne ñoom ñoo di sénégalais yi c'est parce que dañoo am soutien volonté politique bi dafa gis ne dafa des le mbalax il n'est pas soutenu loolu moo tax kon fi mu toog fii waaye mënoon na dépasser fi nga xam ne fi la toll. mais li may wax ci loolu rek mooy Thione boo xoolee bu baax visionnaire la sur tous les plans sur le plan culturel sur le plan humain parce que fii déggoo man la bërki dem fii la ñu toog di waxtaane justement le projet boobu ñuy wax projet CEDEAO boobu nga xam ni man way naa ci ak artistes yu bari mais visionnaire rek moo mun a def loolu parce que kenn defu ko fi wax dëgg yàlla moom rek moo ko fi def jël artiste bu mag bu ndaw artiste yu nekk ci diggante xeebul kenn c'était ça Thione Seck man bu may wax ci moom daf may fàttali vraiment Gueule Tapée gële mu juddoo kër Samba Xoyaan foofu nga xam ne ca kër googu ñu dëkkoon moo doon quartier général bi fa la ñoom Youssou Ndour daan ñëw Thione Seck daan fa ñëw ak ñeneen ak ñeneen. nga xam ne sori woon dara ak Abdoulaye Mbow. mais bien sûr c'était ça donc histoire bu demee noonu nañu fàttaliku n'oublie jamais ton histoire bul fàtte mukk moom la américain bi di wax de giving back n'oublie jamais d'où tu viens Thione Seck mosul fàtte fi mu jóge mosul fàtte fi mu askano mosul fàtte fi mu doore jaar nag moom fu baree bari loo xam ni lu nëbbu la ak lu feeñ mais wax dëgg yàlla Thione moom li may rappeler ci moom mooy mu doon nitu dëgg waaw yàlla nañu yàlla def ñun ñëpp ñi fi nekk ñu nekk ci dëgg gi Thione Seck nekkoon loolu laay wax ñu koy masawu di ko def xam naa ñu soññal ki nga xamante ni moo nekk Wally Seck sagam baayam bu góor waajuram bu góor dëdd na àdduna lu ñu mën a waxal non Wally Seck c'est notre suñu fierté la Wally Seck n'appartient pas qu'à Thione Seck Wally Seck c'est notre fierté ñun dañu ko wax
ci ay télévision étrangère toog naa France 24 wax ko toog naa RFI wax ko toog naa xam nga TV5 wax ko Wally Seck aujourd'hui comme ni ñu koy waxee lenge yi il est temps que ñu am fitu jël lenge yi jox ko ku mel ni Wally Seck c'est important ça parce que jeunesse bi boo xoolee la majeure partie de notre société de notre société elle est jeune suñu société ñëpp c'est la jeunesse moo tax quand la jeunesse parle il faut ñu jël lenge yi am sañ-sañu jox ko xale yi jox leen ko ci joxin bu rafet Wally Seck c'est un exemple c'est notre fierté et c'est notre notre artiste de demain suñu talent wu ëllëg la nañ ko bàyyi ak affaire yi nag waaw loolu la yàlla wax de. bon avant tout damay masawu Sénégal di jaale artiste Sénégal mais di wax aussi sama qualité président observatoire de la musique et des arts du Sénégal OMART di wax Thione ñun suñu wéeruwaay la woon tey comme ni ma ko waxee tey suba Thione Seck il a parachevé la révolution culturelle et a bien transmis l'héritage culturel ndax Thione tey desalul tul dara culture Sénégal ku mel ni Thione ku mel ni Idrissa Diop Baaba Maal Youssou Ndour ñoom ñëpp ils ont contribué ci tey lu tax ñuy wax culture Sénégal mais aussi il faut que ñu noter ko tey c'est le moment aussi de dire que nous avons besoin des Thione Seck au Sénégal parce que nitu dëgg la benn deuxièmement ñëpp gis nañu combat yi nga xam ne dañ koy mener pour l'avènement d'une industrie culturelle au Sénégal tey mbirum xeexu SODAV bii amoon fii ñëpp gis nañu taxawaayam ñun ñu taxawee ñun artistes sénégalais yi ñun homme de culture yi poète écrivain producteur éditeur Thione Seck farul Thione Seck ñëpp la jël njaboote leen Thione Seck c'est un poète un musicien en résumé c'est maintenant que commence véritablement la vie de Thione Seck c'est maintenant que commence sa vie loolu ñu bëri duñ ko xam mooy ñu bëri ñu fenn artiste ndaanaan bu daanoo coow li day bëri d'accord certes mais ndaanaan bu daanoo bés boobu la dundam di commencer tey nag bés ni ki tey la dund Thione Seck di commencer di jaale le président de la République di jaale toute la nation sénégalaise comme ni ko grand Idrissa waxee léegi sunu papa sunu xarit sunu référence moom aussi koo xam ne dafa jàppale culture jàppale xale yi tey jii damay wax rek li may mujjee wax rek si Thione Seck mooy daf ma ne woon mercredi dañuy def émission ma ak moom ak grand Idrissa bii la ma woo ne ma man ak yow ak Idrissa dañuy def émission Balago TV et voilà tey la dimanche barki démb la ma woo mu ne ma alarba dañuy def émission man ak yow ak Idrissa Diop. kon mën nañu wax ne dee bi bett na ko bett ko. non mais en tout cas feebar bi moom lu gaaw la parce que Thione dara jotu ko woon donc man ñun ñu ngi wax ñu ngi échanger man suma grand la sama xarit la sama complice la Thione néegam la ñuy añee néegam grand baa ngi ni mun na ma seede ci biir néegam la ñuy añee si kaw day teg añ bi si kaw lal bi donc kooku daf ñu jël comme xam ne génération bii di ñëw yéen la dañ leen war a jàppale donc may remercier le peuple sénégalais yëpp quoi. yow moom xanaa di xam ne ngërëm waajur la rek Wally yàgg na ko defal loolu Sénégal yëpp a gis loolu xam ne bu baax a baax yàgg na fonk Papa Thione ak yaayam di def lu mu mun teex jeunes yëpp war nañ jël exemple ci Wally ndax nekk na ku am yërmande ci doomu aadama yi bu amee bis bu mel ni Sénégal yëpp a ñàkk du Wally rek di ko ñaanal yal na ko yàlla may xolu muñ saraxam yàgg seen lox yi yàgg ko ñaanal ci barke Seydina Mohamed di wax ne kenn ku ne war nga jël référence ci Wally Ballago ndax moom ku sa yaag sa papa gërëm ba yàlla suñu borom dogal mu dem nga xam ne sant yàlla war na ku ne war nañ tamit di sant yàlla di xam ne adduna lii la képp kuy zone war nga jël référence ci lii bu la yàlla dénkee wala nga loo munta mel amal kilifteef nga déggal sa kilifa te exemple bi rafet na semaine bi passé la anniversaire am yàlla suñu borom ndekk jiite nañ
di ñaan yàlla na suuf bi sedd ci kawam suñu xol a fees nag fii ba suba suñ doom baax du gaaw a dem. Papa Thione. lan moo la gën a marqué ci li ma gën a marqué si moom mooy il était un homme de bon cœur ndaxte su ma nekkoon si moom a li studio mu ngi may tooñ ko di ma naan ko Saliou ko séeréer yow yaa dàq si séeréer yi ndeysaan mu nekkoon ko sama xarit ko sama papa dañoo nekkoon que studio di préparer ay morceau. mooy albumu CEDEAO. voilà léegi nag ñu def ay quelques morceaux mu des ma woo ko barkaati démb ma ne ko papa noo def. démb woo nga ko. barkaati démb ka laa ko woo mu ne ma ko papa noo def ko mu may tooñ ko Saliou séeréer mu ne ma suba ka dinaa la woo léegi tey ma fanaan ko liggéey wàcc ay minuit tëdd di nelaw sama téléphone bi di sonné rek ma décroché ñun ne ma waa Saliou ko sigil ndigaale ma ne ko si lan mu ne ma Thione Seck a rendu l'âme mu nekk loo xam ne metti na lool te tiis waaye yàlla bu soxlaa. yow Thione da ngeen doon liggéey ensemble. man maa nekkoon ko way katam ndax il a vu mon talent ba tax na. kon fii au Sénégal. fii këram fii. miin nga kër gi bu baax a baax. bu baax waaye que li may wax rek fi mu jëm yàlla na ko gënal fu mu jógee que Dieu l'accueille dans son paradis céleste de demain. nga présenté wu. Saliou Ndiaye Rose. Merci.